Good morning, good afternoon, good evening, Echo TV watchers, and in the Gambia and abroad and anywhere else you're watching us from. It's your host, Lamin Mane, back again to have a chat with you on the Gambia we want. I hope that my colleagues would be here today, but unfortunately they are still not available. Lare, Lamino, and Mamanding are not available. So I have to hold the fort until they come back. So thank you all for receiving us in your home and for following your favorite program. We say thank you to everyone. We continue these discussions. Even if everybody can come, some of us will come to discuss because we want to keep this program going and to have that constant chat with you on the Gambia we want. Today we would want to discuss a few programs with you, a few points. The first one will concern the protest movements that are happening in the country. The Gala protests, the UDP Youth Wing protest, poorest regulatory functions in the country. We would also like to talk about what the government should be doing on that. We will talk about also what the UDP would be doing once we come to power, because we know that there are a lot of things happening in this country which are wrong, and we have to address those issues. But we also want to tell you what we would be doing once we come back to power. And to come to power, one of the things that the government is doing to prevent that sort of thing happening is the preparation for electoral fraud. And that also concerns the voter card, ID card issuance abroad. We'll discuss that as well. So under what UDP will do when we get to power, we will talk to you about the education sector, the agricultural sector, the health sector, the energy sector, the transport sector, river, air, sea transport, and land transport, and infrastructure development in general. I hope we'll have time to discuss all of that with you, but if we don't, we'll continue next week. But also, as I was coming in, a very good uncle of mine called me and said, Lamin, you guys have been discussing a lot of the ills in the country, including the tribal politics that's going on. But you need to talk about that more. You need to talk more about the provocation we're seeing coming from government towards protesters. We've got to do something about this. So I promised him I'll say a few words about that before getting to the program per se. So thank you all very much for your attention. We'll get back to you in a minute. Assalamu alaikum wa rahmatullah mbadi lamorla linjiber lalu. Mafalal be assalamu alaikum nse wota nalka kacha ko take bifana. Allah favorite programme to Echo TV. Ngamira numbi kaf nyoma nyulu la reni la meno ni mamandi binanone. Bari mannano ko take bifana. Ajul be siare. Watu mondo na detale inshallah for next week sina murna. Bien ak laftana le kacha minna. Wala mu nyim balambayal be kere banko kan. Gala dindingol witi protest min na saf gala funding kewol dindingol tem funding kewolu. UDP la youth wing na funding ke kafo ifana le balambayal minke. Pura be minke kan banko kanjang mi yo fitino wulindi inin galankol tema. Ani UDP la funding kewol. Anim fana nyin carte diyo be kere banta hanka bi ID carte diyo be kere banta hanka bi. Nyanta mo fana kacha. Ani labango lafta ka fale ni UDP sita nyimba ko kambe munekela mun na xamota nyimba ko kan katon min man take kam ku kam ba ko kan ka fale wate o wate lafta fana yalong hakilo bulandi wate ni wate nin sita sulbe min kela kato kum mayata baake kato yima sakunda iman la fin ka fale wala na luwolum sonka kuta ku kuta pour ngana fale to ka minke mi man ni silo manta adin tolbe min kela nde sonna jira nak so wati ni wati mikara kilobu la deni sire be minkala nyimba ko kan so dal bu kacala fanam bi bar nak birim bina nan jani meftala jang mbari ma do yon kumandi akonye mod lamin kaya akonye alkamin fo wati watin ka moyle alkamin fo nyimba ko mi be ke kam mi man kesilo ka moyle bari lafta du kare al biamu do mandi ko teke nyimba ko to si fatam fasum be nyimba ko kan asimi wulu no nyimba ko e malla fi jera al diabu je ko teke anim fanam police be nyimina te wati police fante masakunda kadinul wali pour la balamba yake ika komi ki hadani le ke kamfandi abina kala minti mo mawolon dum malla fi jeel ko nyal je fanan ka caado mandi ka bismillah
nte meno la je kata mbiga programme dol sobare mbeɗo mandin fola jeen so mbina ñato kana awol ka caɗo mandin mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen dégluwaay bi ak seen teewaay ci programme yi Eco TV International di leen jaajëfal li ngeen ñoo seetaan waxtu bu nekk semaine bu nekk ngeen ñu seetaan seen kër yi di leen ci gërëm di leen sant seen mbokk la seen xam di jaama Lamine Mané moo fi ñëwaat pour waxtaan ak yéen suma naataango yi Laare Cissé Lamino Koma ak Mamadi Kuyaate dafa woon nañ ñëw tey waaye nag ba tey ñu ngi jàpp affaire yee bëri ñoo def moo bëri mbir yee bëri moo tax mënuñoo ñëw tey waaye xëy na bu soobee yàlla mu mun a ñëw next week semaine bii ñëw pour ñu toog fi waxtaan ñun ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm te nag li ñu bëgg a waxtaanee ak yéen mooy affaire yi protest yi xew ci réew mi suñ ndaw yaa ngi génn di jàmbaarloog nguur gi di leen wan ne li ñoo def du yoon war nañoo wéy ci seen taxawaay loolu nag góor gi war nañoo def li nga xam ne moo war pour ñu safaral problème yoonu pour yooyu jàmbaarloo yu mu mun a jeex ñaareel bi suñu xale yi war buggee génn ñu leen a aaye pamit lu moo jur ëllëg kenn xamu ko war nañoo bàyyi xel ci loolu nguur gi war a def li mu war a def bàyyi li moo tooñ te li gën a am solo li tax xale yi ndaw yi di génn nañ safaral loolu ñetteeli point bi ñu war a discuter sax yéen mooy affaire yi ID card bi ñoo gars yi di joxe ba tey ci biti war nañ ko stop dafa doy nañ ci waxtaan wax leen liñ ci xalaat ak naka la ñoo def pour saafara problème boobu noonu ñeneenteelu point bi mooy li UDP def suñ jëlee nguur gi 2026 parce que nguur gi wax bu ñu waxtaanee loolu ñoom liñ bugga mooy nañ waxtaan ñoom liñ bugga mooy ñu fàtte loolu waxtaan seen jaaxum yi pour jaaxa suñu xel sàcc suñu xel ñu nekk di waxtaan loo xam ne du am solo ci réew mi waaw ñu ngee def lii ñu ngee def li defuñ lu la gaay bugga nañ wax li gaay di def ci njaaxum dinañ ko wax dinañ ci waxtaan ak yéen dinañ ci pencoog yéen waaye duñ ci em dañ leen wax itam lu UDP def suñ toogee parce que bu nañ ne ngeen xam luy suñ taxawaay xam naa xam ngeen ko waaye léegi-léegi dañu fàttalante rek xam fi ñoo jublu ñun so loolu nañ ci waxtaan waaye nag xëy na balaa ñoo egg ci yow dinaa waxtaanee tuuti ci beneen fànn parce que bu ma doon ñëw suma benn nijaay bu baax ooma mu ne ma Modou Lamine ma ne ko mu ne ma xam naa ne yéen a ngi wax ba tey li xew ci réew mi li gars yi di def ci xaajale xeet yi li gars yi di def pour tooñ nit ñi mu ngi bëri du yoon yéen a ngi cee wax waaye gën leen cee waxtaan parce que réew mi soxlawuñ koo xam ne daf ñoo féewale soxlawuñ loo xam ne dina tax njaboot yi ñu bañ a déggoo ëllëg seen kër yi parce que fii ñëpp a bokk kër goo gis am nga fa xeet bu nekk suñu féewalee kër yi ñoo njëkkaa yàqu te su ko kër gi yaaxee rek réew mi yàqu na mu ne ma dimbalee leen ngeen waxtaan ci tuuti ba tey ma ne ko baax na mu ne ma ak itam police yi ñoo def lii di arrest suñ doom yi waxtu bu nekk di leen mel ni ku leen a tooñ waxtaan leen ci pour loolu tam mun a em parce que lii li moo jur kenn bëggu ko ci réew mi ma ne ko baax na am na suñ programme tey waaye naa ci wax tuuti so nañ egga ci loolu ci kanam. Ladies and gentlemen, as I said when I was coming in, a good uncle of mine called me and said, I know you guys are doing a lot talking about the tribal problems in the country, what the government is doing to drum up tribal antagonism in this country. You have been denouncing it, but you need to do more, you need to talk about it more. You need to talk about the provocation we're seeing coming from the security forces, at least some part of the security forces, because as we keep saying, the great majority of our security forces are very Republican-minded Gambians, very much concerned about the Gambia as a nation, not as a grouping of tribes or regions. So our security forces have that inclination. They are very good people for the most part. A small group of them, a small proportion, are doing the wrong things at the behest of the government. So we need to be able to talk about that and to call it out. So that was a request from my uncle. So I told him we have a program today, but we'll talk about this for a short while. If you look at what's happening in the country today, we did have tribal issues in the country from times immemorial, but they were very minor. And people lived together. It was more or less a subject for banter between the different ethnic groups. I am a Mandinka and a Nyancho.
So we have this banter with the Fullers, you know. We make fun of each other, we tease each other, and we laugh about it. That's the sort of thing we have in this country. And when a Nyancho gets angry, a Fuller guy comes back and says, Mane, Sane, stop this. We stop it because we have that respect for each other. We have that good neighborliness. These are the sort of things we have. You have it between the Badibunkas and the Sarahule, between the Fuller and the Jola, between the Jola and the Serer, etc. So we have this tribal banter where we talk about things, we make fun of each other, and we laugh about it. That strengthens our kinship. This is what we have in the country. We did have the occasional clashes here and there. That's normal in human relations. But that was very limited. It was when Yahya Jammeh came and he drummed up the tribal sentiment, particularly anti-Mandinka sentiment. Let's be honest with ourselves. He drummed it up because that was a way for him. Probably it was not so much against the Mandinka, but it was against his main opposition party, the UDP, who he tried to brand as a Mandinka party as a way of marginalizing them. That was what happened. And this became a problem under Jammeh. When Jammeh left, we thought that we are through with that and that we'll come back to our senses and that common sense would prevail. But unfortunately, in this government, common sense doesn't seem to be that commonplace anymore. Because all that we see them doing is drum up the tribal sentiment. Nobody, and I mean nobody, including the government itself, will gain from that. There is no point winning an election if you're going to lose your soul in it. You'd rather lose an election but maintain the cohesion of the country, the cohesion of the Gambian nation. This is what Ousainou Darboe has been doing all along, including the latest in 2021. When the elections were blatantly stolen, the results, and people were spoiling for a fight, he went to the point of singing for his supporters, just to stop them going out to protest, because he knew that protest would lead to conflict and probably bloodshed. And he said, I'd rather lose an election than walk through the blood of Gambians to State House. That's the statesman he is. That is the president we want for this country. That is who we want to lead this country, because that is what we want for the country. Unity. Unity between the Gambians as a nation. Unity between the different tribes of this country. And our tribal differences should be a factor of development, a factor to bring us together. This diversity should be our strength, not our weakness. But Adama Barrow and his government have been constantly drumming up tribal antagonism. Adama Barrow, you and your government, nobody will gain with this. Nobody will have anything good coming out of this. You have been elected, or rather you were elected president in 2016 to bond us together, to bind us together, to blend us together as Gambians, to create the Gambian nation that we want. Not the tribal conglomerates you're trying to create. You need to stop your surrogates talking about tribe in this country. You need to come down heavily and set examples. But you cannot set examples if you are the one instigating this tribal debate. And in fact, I don't think we can even call that debate. We need a debate on tribalism to be able to put an end to this chaos. But what you are doing is whipping up tribal sentiment to pit us against each other, so that when we fight between ourselves, you can continue looting us. You can continue robbing us. But in the end, it's the nation you're destroying. You're destroying the national fabric. We have a social contract with you. And the social contract is to build a Gambian nation, to build a nation where we all live in harmony, and where we turn our tribal and other differences into strengths. We have been doing that in the past, and we can still continue to do it. President Barrow, today I'll call you President Barrow. President Barrow, we entreat you to get your surrogates to come back to their senses. Nobody will gain from tribal conflict in this country. And we are better than that.
We are better than that as Gambians. None of you who talk about these tribal issues will tell me that you don't have other tribes in your family. Adama Barrow, I understand that one of your family members, your sister, is married to a Sarahule or something like that. You have fuller blood, you said. You said you have Mandinka blood. You said you've been brought up by Sarahules and Wolofs. Your family members were married into other tribes into this country. How do you look at those people in the face? How do you look them in the face if you're going to continue pushing this? And this is happening because you're pushing it. If you didn't want it to happen, it would stop. This is the difference between you and Ousainou Darboe. Ousainou has always been a person who is trying to bring the Gambians together, blend us, make us more cohesive. He married non-Mandinka wives. His children have many different ethnic bloods in them. Our National Executive Committee and the Central Committee is a reflection of the Gambian society. We have all tribes in there. We have the male and female gender represented. We have the physically challenged, the visually challenged represented on it because that's the way it's supposed to be. You have the ethnic minorities and religious minorities represented in it. That is the Gambia we want, where everybody has a sense of belonging. And we can still do this. Let's fight on other issues. Let's debate other issues. But let us not allow tribe to divide us. We entreat you to put aside this tribal warfare that you're trying to start. Nobody will gain from it. We saw what it do in other parts of the world, particularly here in Africa. We saw the war that happened in Nigeria, the Biafra War. It was essentially ethnic and economic. We ended up with a whole group of Igbos leaving Nigeria, going to live elsewhere. I lived in Cote d'Ivoire for 12 years. You had a whole neighborhood in Abidjan called Biafra. And these were people from Nigeria who moved in there, who never got back to Nigeria because of what happened. You go to Kenya, where I live too. You have a whole neighborhood called Eastleigh, where you have Somalis essentially, who fled conflict in their country as well, who are eternal refugees. They are going to end up being Kenyan. Nobody wants to do that. We in the Gambia have seen refugees flood into this country from Senegal, Casamance, from Liberia, from Sierra Leone, from Cote d'Ivoire, from other places. Surely you do not want to see Gambians running to other places as refugees. What happened in 2016, in the impasse, you saw that, you lived it. You saw Gambians fleeing the country when Sidi Njai was trying to burn the country down. You saw that. You saw the destruction that ensued from that. And that was just people fearing and running away. Now, God forbid if there had to be conflict. You imagine what that would be? This is not what we want for the Gambia. Let's fight over economic development. Let's fight over policies and programs and projects. Not about tribe. We are better than that. We cannot continue like this. This has to stop. And basically you're doing this because you think that UDP is your biggest threat and we will beat you in 2026. And you think the way to stop that is to demonize a whole ethnic group. The Mandinkas, you put them there as you. We are not an ethnic party, we are a Gambian party, the Gambian nation. So stop trying to whip up these sentiments. But in addition to that, now you even go ahead to Sehum Ballo, trying to set up another ethnic group, telling them they are the ones who own this country. Come on. I have Fullers in my family, very close. My first cousin, Alhaji Jallo, my wife, and other people so close to me are Fuller. We don't want you to set the Fuller up against the other ethnic groups. We don't want you to set up any ethnic group against another. Nobody wins in that. So please ask your people to come back to their senses.
And you yourself must start making sure that that happens. You cannot entertain your surrogates when they talk about that sort of thing. You have to stop laughing about it and clapping about it and then seeming to enjoy it. You have to stop that. You have to tell them that this will not happen again. Anybody who does it again, you'll be fired. After all, we are paying for these people's salaries, so we cannot allow them to burn down our country. So let's stop this ethnic nonsense. It has to stop. I repeat, as Gambians, we are much better than that. On another point, the youth are constantly coming out and protesting. And all you can find is to refuse to give them permits so you can arrest some thinking you can intimidate them. People around you are telling you probably that you have to intimidate them, you have to be tough, that's the way to go. No, that's not the way to go. The way to go is to look at the root causes of those problems and solve them. Don't be reactive. You anticipate the problems and deal with them. You know what the issues are. What did Gala start coming out about? It was the looted assets. And you knew what happened. You know why that happened. Deal with the problem. Release the list of people who bought the assets that Jammeh stole from us. And deal with it in a rational way. So Gala will have no more reason to go out and protest. Tell Pura they are a regulatory institution for the country, not for the mobile network operators, or some of them at least. Their work should be geared towards preserving the interests of the Gambian consumer. When one of the competitors is trying to bring down prices, why would Pura impose floor prices? Who is Pura protecting? Whose economic gains is it protecting? Pura should be a regulator who should be working for the Gambian people to make sure that things are affordable in this country. This is the country this is one of the few countries in Africa with the lowest income. Yet internet services are the most expensive in this country. Why? Because some people are milking us. Some mobile network operators are milking us. I'm not going to do any publicity for any company, but you all know who is bringing down the prices. And you say to them, bravo. The others should follow suit and compete with them and bring down prices. They won't bring them down to a point where they're going to go out of business. No, they won't do that. They are not philanthropists. They're here to make money. So they will not sell gigabytes and the rest at a price where they will lose money. It's because they're just cutting down on their profit margins. Why can the other companies do that? It's the Gambian consumer you should be protecting, not the mobile network operators, because they are not losing money. The argument is, oh, they pay a lot of tax to the government. Yeah. What about the Gambian consumer? They don't pay taxes? We pay taxes every single day on everything we use. Even the water we drink, we pay taxes on them. So why are we less important than the mobile network operators? Why? Pura should be there for the Gambian consumer and the Gambian population. Protect our interests, not the interests of the mobile network operators. At least those who are trying to milk us. One of them is trying to bring down prices. Let that continue, so the others will follow the competition and bring down their prices too. That is what we need. And that was what Gala, Gomsa-Bopa, UDP, Youth Wing, etc. are all fighting for. They are fighting for the Gambian population. And you should be siding with those people because these are the people who elected you to government in 2016 and whose victory you stole in 2021. You should be fighting for those people, not for the mobile network operators who are already making a lot of money. Today you set up a presidential commission, high-level commission, to review that. Why couldn't you do it before? Why couldn't you have told Pura before, no, you can't do this, we're going to do it differently? Why do you have to wait for the youth to come out, get arrested, get brutalized, get jailed on jubilee, refuse bail? They don't even have to get bail because they didn't need to be arrested in the first place. Give them a permit to demonstrate peacefully, and they would go home peacefully. You did it last time for Gala. The first time you refused them a permit, it ended up in protest, and you ended up arresting them unduly and jailing them, and you had to backtrack, lose authority, lose face. The second time you gave them a permit, the demonstrations went on quietly and peacefully. We all participated in it.
because it's a right. And these youth are not here to burn down the country. They are here to fight for their rights and the rights of the Gambians. So give them a permit. And then the security forces would just channel the demonstration, and it ends in peace, and their petitions are submitted, and you look into those petitions. Don't just file them somewhere and forget them. They have a reason why they are coming out. Look into that reason. What are the reasons behind this protest? And handle them, deal with them, and the protest will stop. But more importantly, anticipate on those problems. Governing is anticipating. You know what the problems are. You know why the youth are coming out. Anticipate on those problems and you solve them. That's why they elected you in 2016, to be able to handle the problems of this country. So do that. That's what you pay to do with your government. Stop the provocation. Because the provocation that is happening, arresting the youth, without any reason, the reason they are out and getting arrested is because you refuse to give them a permit. You're violating their constitutional right. Give them a permit to go out and demonstrate peacefully and go home after submitting their petitions to government. And there will be no trouble. You didn't have to backtrack afterwards when things get hard and then you lose face. We do not want you to lose face, because a government also has to be able to maintain law and order. What law and order means, maintaining a sense of sanity in the country, within our security forces. We don't want to see a backsliding to what happened on the Jammeh, where people would be just brutalized just simply because they dare to come out. You cannot stop people coming out anymore. We are past that stage. The Gambia has said never again. And when we said never again, we mean it. We're not going to sit behind and allow anybody to enslave us again in this country. We're not going to allow anybody to confiscate our rights. And this is no incitement. This is nothing to do with whipping up sentiment. This is telling you the truth and telling you what we need to do as a country to ensure that sanity prevails in this country. We need to make sure that the Gambians get what they deserve. What they are paying you and your government to do, you should do. We're not paying you to enrich yourselves and to be comfortable at the expense of the Gambian people. We are paying you to do a job for this country. Do it. Do it and the protest will stop. If you cannot do it, step aside and let other people do it. Then you can live respectably. And you can live your life respectably after the presidency. Failing is not desirable, but it can be understood if you do the right thing, if you step aside and let other people do. Say, well, he's tried, he's failed, but he's tried. And he's been an honest president, he's been a Democrat. Do that. President Barrow, we do not wish you what happened to some of your peers. We do not wish you to be a Yahya Jammeh. We do not wish for you to be a Macky Sall. The people around you who are pushing you in that direction are the ones who want you to be a Macky Sall or a Yahya Jammeh. And tomorrow they will sit around the table and say, oh, but you told him he was not listening. That's what they said about Yahya Jammeh. You were here. You were here. Why don't you think about that for tomorrow? Think about yourself. Think about your family. Those people are not thinking about you. They are thinking about their interests, what they can get from you and what they can gain at the expense of the Gambian people. That's what they're thinking about, not you. Think about yourself and your family. Think about that and do the right thing. That's what's best for you. It's really not best for them because they are looking at their interests. But you should look after your own interest and your legacy. Don't allow them to push you to a corner where tomorrow you will regret having done that. We wish you well because you today represent all of us, the Gambians, inside the country and outside the country. So we wish you well. But you have to wish yourself well. You have to be able to contain these growing hawks around you. They are pushing in a direction which is good neither for you nor for the country. So I'll leave these at that. I promised my uncle I would speak about this, and she's very right. We need to talk about this because the country needs sanity. Thank you all very much. We'll come back to the other issues, but I'm going to discuss this in the local languages as well, and we'll come back to the rest.
mbaɗigolu nga faala ñami birimila ñin somanda mbari ma ɗo yen kumandi a koñe ko mo lamin mimɓe keri banko kal ba kaca kanne mbaɗa ala ka fo kacala malla fina ñim banko yo ɗum fitino kono malla fina ñim banko siyol ko ngoye seññola malla fi ñim banko la mi yalon ko si molu silandiñola si molu borindiñola si molu soɓindiñola bari président baroɓe wala kekan andum on ko li toñalem mbiyata folal waɗa fof continue ka fo kote adama baro ñim banko kan jam siyolu ntolle sicita ntolle wuluta ntolle ka futu ntolle kata ñola kulliyo to ñola futu sito to ñola sangol to toñal to mando watini wati mol si ñomuta do man dimbaram ke siyi ko ti bakede siyolu dam mal tema mi je wala sanawya wala wartaje ani ñoo toñaw ka ñoo ka jele ndemu mandin kolati ñancho fulol mun sanawulleti nka fulol toñene ni jele nga sika kaca nga jele nin panti ñancho kam fatabe kuute fulol nata kay ko mane sane ñimbula kana ñinke o sanawya hormone buña kama ko ka bulale am ni fana nga fulol tara kuule ni nga foy ka bulale katu hormone buña le ben tema o horoma kilon buñata ole badi bun kolu man ka badi bun kol ni sarahulol tema wolbe fulol ni jolal tema wolbe jolal ni sererol tema o sanawya kanyo buña kanyo horoma kanyo yaya kanyo toñan ka jele wole be tema wole ñanta continuer la ñim banko kan alkana siyol ko sendi ñola wote kubete sambala la ñim banko kan mug yaya jamela nata aje ko UDP la mu parti min sabo indino ko nambatu nga ferege ngi tokuya nga molu ñori kan nga molu sobindi la nga molu silandi la tele ko mas jam bara abakala ñaadi la ko mandin ko parti le katu senda bo mandin ko le ako UDP mandin ka parti le ando man ka toñata mo be wolon nga fole nga fo nga foti ka fo bi mo man la wala ko teke bar halka yito ko makilon kan don mi ta fala senda bo ala musu fulo be kilima ke mandin ko ti na parti ko siyo bele bijie mo bele bijie mol mi yalon ko isufol be watari mol mi yalon ko ale sufo do lo muta mol mi yalon ko bulol lamu singol le nyaal lamu wol be bijie mo soli bijie ke wol bijie siyo façon be bijie dindin keba musu kafuke be bijie wala mo UDP ti bare pour kalon ka mol silandi wala ka mol jamfandi wala kam façon be lela mande ko le munisite hani ntol mala fi siku ko cala nyim banko kan ntol kole ko nga gambe di yakacha be mu gambe di wala di munde yen gafu nyoma nyanta wala jubela mun tam mun nek sen keno kilinti be mu dina tiolti nyim banko kan wolta min hani siyola hani gambe di yala dol mu misil mo le dol mu gurmeto le dol mu dina ti dolete barci am safo be mu dina ti yollete o dinol du ngawle mu tanga ñoo xormo dinu kan ñoo buñaaw kan ndam misil mo lete bar terol be mbul gurmeto ko na tambita si yalla because islam yo la fogni lakum dinikum waliya din on nga mera gambe be wodon lakum dinikum waliya din ni la dino lam ni na dino ni la dino buña na di dino buña nga ñoo xorom nga ñoo tende sa ko mel bi jang dina tiul bi jang ñu warata ja wala misil mo len gourmet tolti de anu gourmet tol christian ñul to ñum da fen ka fo le ko akhlil kitab kitabu tiol kitabu dum kewol non be mu kile wala di na dino mu kile wala fata dal bi je bari jama ku jama bi mu kile wala di wala na ga fa misil mo si akhlil kitabul futun wal misil be kewol son to be banko kanjang nka ñoo kanule nga ñoo muta nga ñoo yaya dino la karola siyo la karola al kana sobodu mol tema
State House manke political party headquarters ti kakare siyol kumandi State House kana nan ke kachandi ka kul ke je nal kachala yana ka politique kachala da yana kala si kachat nu fara altaka al political bureau to wala dula do not State House mum bere dem bugoti until 2021-2022 alka mobe invite al mamman ka invite je katal ka alamer ka man ko le kele munatinna man ko le muneke bare ma lefa siku ka tanyim banko kan kato mbelde ndanyim banko la mbele mu siki no nyim banko kan mbele mu kilimoti ali kana mo ko sendi nyola yaje afrika jube kelol keta damin tiñarol keta je mo keme wala mo wuli wulul fata a be fotamin tole si keloto Senegal lañi separatist movements independentist movements ñol be loren si yolo kande mo be yolon katu jolal ke la ñami je pousse ñami batandi ñami wala kelo wulinde o ñanta bandal lu be banka Senegal Côte d'Ivoire ngaji yel temen Côte d'Ivoire sanji tanim fula min kata je siwol te nga jele ay mone wulu kelo mo wuli wulo le fata je mo be borta ntul bota jeren tar si Tunisie sanji tanin sa sirin Tunisie fana katu Côte d'Ivoire kelo le ya si kelo le wul fana wuli mo be borta Kenya ntarta Kenya fana Kenya kelo dun te tema je fana bitun ke kuyulu ni luwol ni kalenjino li da mali dun tanyola akita kala jawti mo jama ba fata je hani la president fa yasamba ay ani vice president wata mo jama fata je Rwanda dun to fola Rwanda mo wuli keme sey muli talulu yo wala fa tili keme ni yaro mo wuli keme sey wuli talulu amunta wuli o kili tili keme kono lulu ka mo wuli tan sey ani lulu fa lulu safrle mo wuli sey ani keme lulu ka wala fa niya divide average yemir banko ka lulu mo wuli sey ni mo wuli mo keme lulu fa tili keme niya yo mo wuli keme sey wuli keme sey ani wuli tal lulu fa yo banko banne mune o sabu si diamo kan dul tata radio to je ika fumi radio Mil Colin Thousand Hills radio itata je kata sidul to nyen ka fo nyebe tolle mu nyante faala ko nyebe tol ko kilo wul tawle do kilo ma mo nafa bari Gambia fa mo janga jube bang 2016 biri ko gagneta de daf biri gagneta min keta nun jang siri njay ko te kala jang kelo wuli ta jang safuda kelo fa wula mol silata molu bortale o boro kono mo jelle fata silo kan mo jelle baramata mo jelle la njurta je mo jelle la suwolni la business sol te jaw wato kon on dutuma kelo man kijam mo yeke fam mol silo da male mol borende sol kana ku kemin si kelo wuli ni banko kamin si fitino wuli ni banko kan dul be mo kilingole ti adama baro mil be dan dawla a foye ko e siku mo landi afo e siku mo landi ku kany banko kamisi banko be karanyo bala kana so yeke preso mian ko kita president la saison to banko kan kana so it woyte la legacy kono ka tu koma wala bol fale to ko adama baro ko ha si fatam faso kana so njela adama baro laftal ni jita nyim president ya kadibe jila lundo be jila je wala alama jam fale la ibe fala jele yete baade bare mawduwe ngami duwe wala sima ya bake ye president yala ye ji ye si yeta ni la dimba ya luy dingol ni mari wala si ya enjoy nyimba ko kan comme jawre la mata enjoy la nyami lafte ye wala bare fu fana so gambe dingol ye wala ibe la fala wala gambe dingol ye wala munela wala ibe kelole ban nyimba ko kan ibe fitino le bay la nyimba ko kan ibe ci fata sponsor le bay la banko kan me fe kelo wulindi wo bay man ne ko nan kelo da fa la sonko da fa ni sonko da fa kelo bi ka wuli min si sonko wuli min si kelo wulindi wo da fa wala sonko ti mun sonko wulindi jamba ko kan ni si fata fanso afola moli ya bula
ni koy ay banyimba ko kam malef ka moy côté ke tuk kana fu jam côté ke ate fola bari ni ya fo ye kaka ye singul wulin de bulo kosi abe continuer le kadi ah ñen ñen diata adama baroy bari ni mi ya fo côté ke mil kita wol tammital de bari mi ke côté ke ya muta ya baydo ko wala ye ko ya la kan yelu wala kan abe bannale so itile sa banno ka itile ba jam bandi kan bandi ta ka bayabe bannale fere ke si kelo bay nyim banko ka ye si fatam paso bay nyim banko ka ye si konnante ya bay nyim banko kan mbe mu kile ngolleti ntol le ka futu nyoye ntol le ka ta mu yola kulleti fa nyola ntela ifa ngay wolonne ifa ngola dimba ya kono molu jel manke fuloti wala sarahu lewla safurlay wala mandin kol kati ko karado ila karado mandin kol karado fulo ko sarahu lewla le kulu anin surwal wutata yanta gambe siwul be mutalal ka resiyo be sotole isi jamal soto nyim banko ka fere kay sidol be kafundi nyoma wala nyaton ka ya betodi kana so la mole si kelo ni si konnante ya dum nyim banko kan sama be joj la walal de history do fana be joj la wal kana sonjela arabarantul me kon laftale ni wota nyim banko kan presa yala lumina e si jang ini hormone mbuña miliki e pusten wala man la fila de e man la fila ka tan lumin de batata nyim banko kan lumin de boyta jang andu boyla 2026 o de bayla inshallah par ni boyla 2026 laftale sino jang e ke president ki jang banko kay moli ye horma ye buña nin kusurta ye invite comme bi e ka usenu dabo nyolu fatima tamba jam nyolu ke invite jamini nana hormone mbuña kan because they were former vice president we were not vice president le banko kan nin ku ketike kuma nyame nana yana CJ katu wo hormone buña nyanta wala dilel la tel sama fana wo hormone buña di fanana nin ku kata banko ko former president le la invite nana yena nan yini hormone buña ngate bendu nge kidimandi lafta wala kante be defal Ousainou Dabo ni Ousainou Dabo jita lu min be lafta le moli hormone nyam ya buña o nyam du lafta fana ye wala Adama Barrow lafta fana ye wala so du kare fere ke yin si fatam fan so bay nyim banko kan ay bang ni ko tan besida ha banko sita nyaato Ousainou Dabo jande ata kole ko nata mi fola election la nga fo president yala wala fi seta nga yelo bo nyim banko kan 2021 bi ngul kam fat ko finta kata balam bayla kata kela ko nga fo election fi seta nga bula mo yelo ko kata state house nkana ke ngata court kan plata luwal ifana hanata yo boy lale 2026 ndi boy lale hanata yo boy lale bari yo boy yefindi nin todiya iko katala mabe ke no bala katala president democrate ulam ini o todiya e finti isitara hormone buña kono ku jama keta fa morsi ni nawla fe ala tu yedu kare katala wala nyanta kela kuti mi yalon ko nyanta ajente sulala bari kana song pour ka si ye banko jani ye banko fitino wulini banko kan ala ko fitino be sino mo kana kunin kana so mo le fitino kunin banko kan kamol du nyoto mo la nafati je sama ka folo ite falo ite fangola son kanyim foye nimbulo ko ndingon tolete ka tilenga marel ntolle sim fono ka ton tolle nge kanu comme president comme Adama Dingo fam mi ke ñori ñim fitino ka wol me kanu wol me la dimbaya kanu ka tu mina kolere be borla leta lo jane ko nga fayla no yole ke ya jamela jang anu mi ko ya jamel wala be febi munat na yamira nek ya jamita kenyo leta la ibole ke le fanana ni lu mene boyta yi bata ko ma fala nga fayla no barab ke be ka moko momoy kana sonjela Adama Barrow du kare mi dane wala o ko la fanan ni dinul ka finti bi balamba ya me na nyim fondin kewol al hekanu ka fo dindul ka dindul ten fondin kewol lem nyim fondin ka finti min nek na balamba ya la ni finti ko finti la ite pamito dila ni pamito dila ak ala ban fitino yedul mutaye soro bat ni so de kala bande bu la ka yalla ite mutanu la ka kela janto le tinya wat pamito dila balamba ka kayro la kono ani hormone buña kono yinabe min fola yafo yela petition sa fe ya dialla e seyetele ya
kayre tiñan kayre yela isi wo keno le ñin dino mon na fitina wulindi la ikole ko al nanyanto le respect ilafta wol ni ko yem fondin kelo di fat dia mo bannale par fa min kum mayata baage ajuba muna ne fondi ko muna de ka fondi muna ke bula yimbala mbayala min ke bula wala yow kanta yow lonne ni yow kanta ite finti la ko teke police olu manke dinde fondin kelo jawti e manke kele nyoti katon police olu ndingol lemu ndokolu mbare ndingol sanawolu wala faare police olu kono anno police ka fo watu ni mo kemelemu mo tankono ton lulu mo be tolleti mo lulu terle je mi yalo ko wolbe kuru yala kato itlafta e kuru yala ke man sakunda to mando wala to lewle mira hana tati man lafati mi to lewle mira ko itlafta wala e du kuru yake kana son wala banko du nyoto ning mo wala nyanta finta pour que balamba yake mi yalo ko constitution le sembo dila wala nyanto dila pamito dila yetaye la balamba yake ni e bandi la petition sa fe ya dir man sakunda la yete la ifana petition jube mun sa feje kana petition mo eta ya landi ajube mun sa feje mun atne findita ya jube yo ko jube ya tamandi ni o kiti mo bannale bare ning mi nyanta ka ni o fonke ite finti la fam gatu mun e finti ni folo gala iko ya jame fengol mi sunya masa kunda ya busila ya wafi kuru ya kono iko fewle murnan ni wol murtanan wala miliya san laf jumala ya say ya sanjel ko ale ko do bondi dia mo bandal nyinte kala non almason wala kala wala na wol finta dia mo so taje yudi bi foni ke bi finta tay mo defo iko corruption ba banko kan kuru ya banko ko wala nyanta banna ni o banta ita finta la non ni corruption o kele mil finta non kata ka bu aliye sambu ka bondur kata parlement non ne ale ay bulanungi ale corruption o kele ita finti la bi UDP dinul finti foni kele finde ko alka ID card min di bantal ya stop ni ngali o dang ita finti la kotake kata alen ko min sila to nyante wala ne fintita min manke to nyare mo woli bo kella ma ko karton de sonna kotake mo yenjo yandi da banko kan nte murla kotake ya jamela watoto so ni o long if xamé da halale min mo la ñantoti yow kanté pura ñim fula ñaw ngala lañu finti fula ñaw mo nekata pura lemo pura yow londe pour ka la du lalu jube min ñanta kele ya luwal dundi Public Utilities Regulatory Agency o authority mala kilim fam pura ñanta min kele wala ka gambe di wala ñantolu kanta nim pura lota ako internet company lu ha sayila ila joro ata dasan wala nyin nankamula ika jumale fasa ika internet company le ko fasa da telephone operator sunyo ika wala fasa imenga be degol fasa kato min bi jaay ko do soto kanbe ibem fala joro 15 wala bare dole wulita monta publicité kala mo ente mo to fola bare operator lu bi jang kilo wulite kono ayela fewol be da jendi nyin dol kam fata wala tumando ita rapuran kolije mune yati na wol daji ne wol man na jam pour kana mo ma ko 15 data ko di ñun wala ñeje dajindi ya lu ko profiter sur profiter si ata bakele ko bor ga dajindi du man say mol sin na yan si business ka fu yirwa na ko di jama sur wala na wol dajindi ma dajindi pour ka boyde ka to be ko di ñun le man ta ite fenkel men si boyindi so ni o dajindi isa ken ka te profiter yol tala do mandi ñun do fa na ñanta wala kere yi tala isa je be traku tembe kilimoto gambe don sur internet soto an telephone a daye dia inna kara mol jan kadin lo mom iman library soto jim banko kan iman bukul soto jim banko kan karama be ka internet olto so ni bo internet soto pour kata fengolu jube la karam ko lu jube fofu jim banko kan bi internet la wan telephone ni o daji ni fu so de gambe dingoli fo nikol finta wala ko alinga wo kele bam fo da si ji pour la famille que la kuru yami na la téléphone compagnie la le fasala gambe dum lié ika hani gambe dum nyata wala fasala amanci ko nyim ko do so kan ko do be tambulu imanya no fasala gambe dum wala fasa ka fal ko ali yin da jindi gambe la jodo ta ga afrika beti war gambe la internet ko la gambe beti fanan non nyata kala Africa banko hanin dala jan Senegal internet to le ko do sotonti bake dila jo war setan ti bake
ɓe internet o daadi di baake muna o kela jam fana sa jindinole fana da internet o dayi jijan téléphone o dayi jijan pour a ñanta wole kantala so ni wol ya biri pura fintani ko hambe téléphone o say mota jila ñin nanka moy duumala ka fe floor price ni koy xane wota kenola ini consumer protection agency kat mol fana moy no fa sayne la bata fintila ni fintani ko ñin te kenola tu kana moy jam o banal no mol ta fintila no wara wala ke liye jakas al ye dey ni la man sakunda wala fonni kel kam fay fintita kar ko ñin ka tulun nale so mili ñanta kela ni yewolu ke e mo la ñantolu kanta ñim bala mbayal be bandale wole ke ande ndul mine ko fintila pamito dila isi finti hormone buña kono ita yela demonstration ke e sey yela petition ska ya dela e sey yetela ni yo ki watu fitine be ka soto gala la finti fula ñaw yakela di fitine man soto UDP la fintu la fondi ke la fintol men ke kata anti corruption o kele bebe no nje yep pamito di boto bondron tan fo national assembly seta problème ko man soto je ntol fan kana molu ken ke kanta ka fe ko mo tiñari kala jang ntol man la fitina la fondi ko man la fitina mo man la fitina la ñu banko kan mil be dan wala la fitina la kata be fitina ko le wala be imenta banko kan hani ikitire batandi ka banko dingol le batandi itol be ko do sut la dong nkana sonjela UDP la youth fi lañu finti fi la ñawten ID card ko fana e pamito di la e demonstration ke kayro kono hormone bu ñako ne sey tayta la dia mo soto ni pamito di molla e demonstration ke la e finti e balamba yage mi e ni kamfa mi e ni tore ya fo ya safe ya di la al ya jube al simin jarano ye katabgal simin topoto ala topoto katabage dia mo e bang nde ñomutala al ñanta jele kela so president baro jelu muta wala banko la tañatodi wala banko la dahati wala mo gambe di wala dahata ni tafon la daha so la faka jele foye bi man la faka ñin kacha no bi la faka kudo kacha bari ma ñine nga pour nga ñin kacha ko so important ka ñin kacha so ma faral bi ala baraka baake mba fala ka forsa sura ko fala say mo be sa mo be keri mbokk yi ma ngi leen di sant di leen gërëm tey li ñu taxoon a jóg xëy na duñ ko mën a wax sax parce que man comme ni ma ko waxee ma doon ñëw su ma nijaay oo ma ne ma Modou Lamine li xew ci réew mi yéen ñëpp xam ngeen ko yéen a ko waxtaanee continué leen ci di ko waxtaanee parce que dañ ko war a waxtaanee ba mu jeex parce que lii fii xew du yoon te du mun a continuer bu continuer njaaxum lay jur ci réew mi te kenn bëggoon njaaxum ci réew mi mooy lan président Barrow di xaajaale xeet yi. dañu jaxase duñu jéem a féewale ak sa nguur gi du mun a am te warul am Gambie bi fii ñun ñëpp benn lañ ñoo bokkat ndey ak baay ñooy sëy ñooy dem ci ngénte yi ñooy dem ci dëj yi ñooy dem ci sëy yi fu nekk ñoo fa dee dem li ñu xam ci réew mi fii ci affaire yi xeet mooy affaire yi kal dañuy tooñante di ree di kaf loolu lañ xam du ñàkk léegi mu am ñàkk déggoo fii réeroo fële lu ndaw na am loolu ci affaire yi ñu toog rek nañ am loolu na am ci seen diggante benn bés waaye li ci gën a bari lañ dañ tooñante nekk ay kal di kaf di ree man soose la di ñancoo maane ñun poli suñ kal lañ saane maane poli suñ kal lañ ak Sonko Saañang dañoo gis poli tooñ leen ñu ree xaxataay waxtaan ñoom tam ñu ñëw tooñ ñu ree loolu lañ xam loolu nekk suñ diggante su maane saane mere def toog fenn mer boo ko def dara pol ñëw ne ko maane saane bàyyi lii bu ko waxati na jeex na ko jox cër bi jox ko orma bi mu bàyyi li nekk dox suñ diggante kan lañ loolu tax na bu ma ñaanee dara ma mee ko moom tam boo ko ñaanee dara mu may ma ko loolu moo xew suñu diggante moo dox suñu diggante ji réew mi loolu lañ gis diggante bari bu nga koy saraxule yi loolu lañ dee gis diggante pël yi ak joolaa yi diggante joolaa yi ak séeréer yi pël yi ak séeréer yi loolu lañ gis ci réew mi fii kal
nekk di tooñante di kaf di ree loolu lañ war a sàmm ci réew mi ñëpp mun a nekk benn ñëpp continuer di xamante jëmlante di jëflante loolu lañ bëgg ci réew mi waaye yéen buur bu seet ngeen di wax affaire yi xeet bi la tey gannaaw xeet bële gannaaw ëllëg ngeen invite xeet bële ci State House gannaawati ëllëg ngeen invite ñeneen State House du political bureau State House pour nguur gi la pour ñun ñëpp la soo leen bëggee invite nit dafa nekk affaire politique ngeen invite ñenn ci affaire politique yi tey moom dañoo waxtaan gars yi LRR wala tey gars yi West Coast Region wala gars yi KMC ñu dañu ngi waxtaanee lan la ñoo waxtaanee naka la ñoo def pour réew mi jëm kanam loolu ngeen waroon def waaye bu leen oo nit ñi parce que seen xeet ngeen ne oo xeet dañoo xaajaale daf ñoo féewale bàyyi leen di oo xeeti State House oo anywhere fu mun a nekk ci réew mi oo leen doomi réew mi lañ bugg ci réew mi mooy Gambian ñu ne ñun Gambian lañ moo ñu loolu tax ñu gën a xamante ñu tax ñu gën a bokk balaa ñoo doon soose wolof séeréer pël joola ak lu kenn xamul luñ nekk li ñu gën a dajale mooy ñun ñëpp ñu ci diine lañ ñu ci diine lañ parce que ñi fi nekk li ci gën a bari ay muslim lañ ay julit ay christian te yooyu yëpp li ñu boole mooy benn yàlla bi am na yu ñu xaajale waaye li ñu gën a boole moo gën a bari moo gën a ëpp li ñu xaajale soo ñun diine gi lañ gën a jiital lépp ba pare bokk lu ci toppa mooy Gambien man jullit laa julliti muslim julliti christian parce que ñëpp benn diine bi lañ benn yàlla bi la ñoo toppa moo tax islam nañu lakum diinikum waliya diin yàgg sa diine maag sa diine ormal ma ormal la ma bàyyi la nga nekk jaamu sa yàlla ma jaamu suma yàlla moo tax ñu nekk fii di jëmlante ñu na waaye bu la ñu jéem a xaajale te ñun loolu lañ xam ci réew mi xeet yi daal waruñoo boole waruñoo tax a xeex waruñoo tax a xuloo parce que li xam ne ku nekk xeet bu nekk dafa indi sa dara ci table bi ñu ko toog ñun ñëpp ñu boole yëpp mu gën ñoo dimbali ñu ñëpp jëm kanam waaye ñun ñëpp ay Gambian lañ dañ war a gis suñu bopp Gambian balaa ñu gis suñu bopp leneen loolu lañ war a sàmm waaye yéen bu leen toogee tooñ xeet bii tooñ xeet bële parce que da ngeen foog ne pour ngeen toog ci nguur gi continuer da ngeen war a nekk ñoo xam ne dañoo tooñ beneen xeet political party bi dañ ko def ne xeet bële la nga gis ñu tax ñëpp bañ leen wala ñëpp moytu leen ñëpp daw leen nga gis ñun dañ continuer di gagné so comme que UDP mooy ngeen gën a ragal ci réew mi ngeen xaral dañ leen a wax ay parti soose lañ tooñ leen daw ñu ne ñun ñëpp daw leen tuumal leen loolu kenn gañew ci yow mii gañewuloo ci sa gars yi gañewuñ ci yéen a féewale réew mi rek te loolu kenn du ci gañe ma ne 2016 gis ngeen li fi xewoon bi Siri Ndiaye taxaw ne doo fi waat nga daw bàyyi réew mi ñu foog ne fii nag nit ñi dañ jàppoo ñu bëri door di daw bàyyi réew mi ci daw googu nag ñu bëri dee nañ ci yoon bi ñu bëri gaañu nañ ci ñu toj seen kër seen gannaaw woo seen business yi lu tax te loolu xew amutoon xeex sax de dañ doon daw rek laaxu parce que fu ne xeex na am ci réew mi di daw di laaxu ji loolu liñ ci jëlee ci réew mi xam nga ko parce que yow moo tax nga dawee sa bopp bàyyi réew mi wala nga del si sa doom del sa gannaaw xam nga ci dara soo war ngaa xam loolu ni mu méttee te loolu xeex amutoon sa da xuloo la rek waxtuma la bu xeex waree dugg ci réew mi ci affaire yi xeet kan moo cee gañe kenn gis nañ ko fii Sénégal Casamance woo bi xeex bi nekk Casamance li ko lalu mooy affaire yi xeet joolaay ak lañ fa ne loolu lañ leen teg ak mer bi ci nekk moo indi Casamance indépendantiste bi lu mu indil Sénégal fanweeri at yi xeex ñu bëri dee ci lu bëri yaaxu ci tey alhamdulilah gaa yi ngi dellu gannaaw
di jigaraat la waaye yu bëri yàqu na ci Sénégal mis na ci lu bëree bëri waaye ñu ngi dellu di jegar loolu gisoon nañ ko Côte d'Ivoire mën naa ngi woon Côte d'Ivoire fukki at ak ñaar xeex moo ñu fa dàq te xeex bu ne lu ko indi mooy affaire yi xeet dañ ko dooree Ivoire yi tey diggante Ivoire nag ñeneen mu dem ci xeet jula yeeg añi yeeg bawle yi di xuloo di xeex di bañante di xeex bi xewee ñu bëri ñëpp dañ génn bàyyi seen réew ñaata fa de ay junne nit ñoo dee Côte d'Ivoire ci loolu gis nañ ko Kenya man maa ngi woon Kenya itam bi affaire yi xeet duggee ba bëri ëpp doole diggante Kikuyu yi ak Kalenjin yi ak Luo yi xeex bi door liñ ci rëy bëri na ñu bëri daw bàyyi réew mi even seen président bi ak vice président ñoo ñëw bu ICC dig loolu li yàqu Kenya bëri na te Rwanda moom duñ ko waxati sax Rwanda xam nga li ci fa xew affaire yi xeet itam moom ku ñu génn dem ci rajo moom tam ci rajo lañ daan dem rajo yi ñoo ooyee radio Mille Collines Thousand Hills radio soo ko jëlee ci English dafa ñu fa demoon di ne waaw Tutsi yi ay mbóot lañ dañu war a rey def Hutu yi gën a bañ Tutsi yi xeex ba door nag bi mu dooree juróom-ñetti téeméeri junne ak juróom fukki junne lañ rey ci biir réew mi almost million nit almost 1 million lañ rey foofu noonu 850,000 lañ rey Rwanda pour affaire yi xeet rek tu ñu jeexal réew mi ci lan affaire yi xeet te loolu ci diiri téeméeri fan lañ fa rey juróom-ñetti téeméeri junne yi nit dafa bëri ba xam ne doo ko mën a wax sax juróom-ñetti téeméeri junne yi nit ak juróom fukki junne lañ fa rey ci diiri fan téeméeri fan mooy daanaka bés bu set wóor bu set nañ rey juróom-ñetti junne ak juróom téeméeri nit on average bés bu yàlla sàkk ci téeméeri fan yooyu noonu nañ rey lu tolloog juróom-ñetti junne nit ak juróomi téeméer xalaatal loolu rek ku soxla loolu kan moo cee gañe kenn soo président Barrow nguur kenn du ko ñiit pour to start with teg si bu la nguur jaral tuur dereti doomi réew mi bu la nguur jaral nga yàqa réew mi taal réew mi parce que doo ci mucc yow sa njaboot yi du ci mucc Gambien si duñ ci mucc lu ko jar nga daanu ñu ne daanu na 2026 waaye nag waaw ngàcce gaalaama def na li mu mën démocrate la nangu na mu wàcca foofu nga amee legacy bu baax foofu nga amee tur bu baax du ne da ngaa toog ñiit nguur ba mu jaral la xeex rey doomi jàmbur doo ci jëree dara lu toog tur bu bon moo tax Ousseynou Dabo 2021 ak élection si jaaroon bi foo sax waaye 2021 boo moo ñu gën a jegeñ bi nga xamee ne da ngeen sàcce nguur gi sàcce élection si gis nañ génn jàmbaarloog yi mu ne déedéet ma ñàkk a élection moo ma gënal tuur dereti doomi réew mi du ma dox ci dereti doomi réew mi di dem State House jaraluma ko mu bañ yow tam da nga war a bañ tuur dereti doomi réew mi pour continuer ci nguur gi te boo leen bàyyiwut affaire yi xeet ci loolu la ñoo mujjee te kenn buggu ko kenn ñaanu ko yàlla waaye ñi ko def yow yaa leen war a émale yaay président bi donte da nga sàccoon élection 2021 yaay président bi yaa leen war a wax ne lii du fi amati ku ko amati rek ma dal sa kaw ku fa defati naa la teg yoon su ko defee affaire bi dina jeex yow yaa ko war a def yaa war a émale lu waaye suñu koo defee yow ngay tàccu di wax di xaxataay du em yow yaa ko war a émale ngel la waaye defal ñu loolu réew mi ñëpp a ko bokk jàmm lañ fi bugga yow mii jàmm nga bugga
ñun bañuñ la Adama Barrow ñun ñi laa wax ne defal lii yoon pour nga mun fee toog nekk ci jàmm boo wàccee ñun ñooy sa mbokk ñi laa puus ci fitna ñooy duñ sa mbokk bés boo daanoo ci loolu liñ def jàmme loolu lañ laa def dañooy tax dafa diggéer boo duñ dox nañ koy sonna waaye du déglu kenn yow la ñoo tuumal ëllëg waaye te ñoo laa puus ci problème bii nii lii dafa war a jeex te yaa ko mën a jeexal parce que yow yaa tax ñu koo def yow lañ bëgg nga kontaan moo tax ñu koo def foog ne suñ ko defee nga toog fii ñii taxaw ne nañ fi tuur deret pour moom ñii di wax affaire yi xeet yëpp pour yow la soo ne loolu du ko fi du amati soo ko defee mu stop soo ko defee dafay continuer te bu continuer yaa ci jëlee njëkkaa jëlee tuur bu bon yaa ci njëkk yaa jëlee coono ñun bëgguñ nga wàcce fii daw dem toogi feneen comme Jammeh wala comme Macky Sall dañ bëgg nga soo jeexalee nga mën a toog fii ci sa taraanga loolu lañ la éenee du toog wàcce daw dem feneen waaye des na ci yow nag soo defee li gën ci yow ak li gën ci doomi réew di nga ko mën a am soo ko defoon nag moom yal nañu yàlla dimbali waaye nag duñ bàyyi nga def yàq réew mi de loolu moom na la óor duñ la bàyyi nga yàq réew mi parce que réew mi ñun loolu lañ am amatuñ leneen amatuñ feneen amatuñ keneen lu dul suñu njaboot ji fii soo duñ bàyyi nga lakk ko yàgg sa gars yi doon ko lakk mu leen óoree muy jaama waaye lañ bugga mooy ngeen def li war li jiit di war a def yaay njiiti réew mi tey donte da nga sàcc présidence bi yaay njiit bi defal li war su ko defee bés boo wàccee ñu mën a fàtte li nga def baax na def na lu bon waaye fàtte leen rek jeex na Gambien bee mel noonu nañ mën a fàtte yenn yu bëri dafa fekk nga def li war nag soo dimbali rek nga def li war nga émale sa gars yi ne leen affaire yi xeet bu nga fee déggati mu jeex ñu sàmm suñu réew mi sàmm suñu doomi réew mi sàmm suñ ëllëg ñu ngi leen a gërëm di leen sant ci wax jooju noonu yeneen ñu waroon a waxtaan doñ ko bàyyi ba next week ñu mun cee waxtaan waaye li ñu bëggoon a waxtaan mooy wax leen li UDP li ñoo def buñ toogee ëllëg parce que li gars yi di def bëri na ci njaaxum ak ci yàq te foog ñu wax loolu waaye duñ mën a em ci loolu dañ leen wax itam lu UDP buñ toogee lan la ñoo def ëllëg li ñu bëggoon a waxtaanee tey mooy lan la ñoo def ci affaire yi njàng bi affaire yi dund bi affaire yi mbéy mi affaire yi pàcc bi affaire yi yoon yeeg géej beeg nappa geeg sàmm gi lan lañ ci war a def danañ war a def affaire yi courant loolu lañ bëggoon a waxtaanee tey waaye nag su ma nijaay bi ma ñaanee lii ma ne ko nijaay wax nga dëgg naa la ko mais parce que li nga wax dëgg la moo tax ñu waxtaanee waaye next week li ñu waroon a waxtaanee tey next week nañ ko waxtaan so mbaɗigol ñantamin kaccala ɓi mbo bulala fotlo kunkote mbawo watota man sonola kuol siyata bari mayi min foyten a toñalel ñanta ñin kaccalal katum banko ñanta banko kantalal wala tambe ñin kacca kam bi ñanta min kaccala ɗum bi sami to ye fo lokunnala inchallah ni allah ni sela kayra kon sinal kaccano kato quand même fo non wato wade kuruya ken ko kuruyale fole bara fan la nga faale ko ni UDP sirbe mu nekk la ñim banko kan mu ne mun tol xamote wala be mu nekk la banko kan senola karola karangola karola londola karola dinola do ko sutola karola baade mo la karola sela do ko la karola na fonko le airport wol avion plane wol be mu ne ken la karola be mu ne keno la nyim banko kan pour que courant soto banko kan mo be ya soto nyama mo be je soto nyama lafta wolle la lafta ka chala num bi bare mimbe kede nyim banko kan wala tan bi ma ka chala ba dan deta le mutan next week na lo ka chala. So, ladies and gentlemen, for the closing remarks, the issues we want to discuss today about what the UDP is going to do for the Gambia when we take power in 2026 will defer to next week. So next we'll come back on those issues. It was important to discuss the issues of the country, to discuss how we save this country from tribalism and ethnic division. So we thought that was important enough to defer these other topics to next week. Next week we'll tell you what UDP will do when we take power in the area of education, in the area of youth employment, in the area of health, agriculture, in the area of fisheries, in the area of road construction, in the area of road, air, river transport, sea transport, maritime transport, in the area of infrastructure development in general. We'll talk about it next week. Because we criticize what is wrong in the country, but we also have to tell you what we will do when we come to power for you to see what we'll do and how we'll finance it. So next week,
God willing, we'll come back to discuss that with you. Until then, thank you all very much for your attention, for welcoming us into your homes, for following our programs. But it's extremely important that we listen to what I've been saying today. Tribe should not divide us. Tribe should be a factor of strength and growth for this country, not a factor of division. Thank you all very much, and see you next week, hopefully with my colleagues, Lamino, Koma, Larry, Sisi, and Mamandin Kuyate. Thank you very much.